téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru marax yi ñu am mbégte dégtal leen lu ci gën a fës bokk na si lu si gën a fës mbirum accident bi nga xamante ni moo am tey ji ca axe bi nga xamante ni moom moo di ñum tey ji fukki nit ak benn ñàkk seen bakkan lu mu néew mu nekk lu doy waar te tey sa boobu jamono tey si Dakar rek amoon na ab lël bu am solo bu fi amoon ñu xayma ni si weeru janvier ba weeru juillet lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméeri accident ak fanweer ak juróom-benn moo jot a am si réew mi mu nekk lu doy waar acteurs yi di alerte. suñu jógee ci wàllum accident yi tamit daañu wax lu jëm ci wàllum tamit taw fii si Ndakaaru ñu ngeen ko nemmeekoo tey ji taw gi takkarnaase woon na trop démb tamit taw amoon na moo tax ca banlieue bu Ndakaaru ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñoom ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax mbënd bi ndax jàpp na ni mbënd mi nekk na lu leen sonal suñ si jugul teel mbir mi dina indi ay jafe-jafe foofu la. leneen tamit ci wàllum xibaar bokk na tamit ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale demoon tamit seeti gazier yi xool tamit lépp lu jëm ci wàllum approvisionnement en oxygène fan la toll ministre bi xamle ni lépp lu jëm ci wàllum fànn boobule muy approvisionnement en oxygène daañu ko jox clinique privée yi te du ñu fay dara ngir tamit ñu mën a jël en charge ñi nga xamante ni ñoom ñoo am feebaru Covid-19 soo leen taaxee lu tuuti ñu faram fàcce leen li nga xamante ni moo fës ci xibaar yi. mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm si xibaaru marax yi nu ma leen ko waxee woon tey accident bu métti lu mu néew fukki nit ak benn ñoo si ñàkk seen bakkan mu nekk lu doy waar si axe bi nga xamante ni moom moo di ñum tare ji li ni mel nag tombeek ak tamit ministre bi nga xamante ni moom moo di Mansour Faye ak ministre Samba Ndiobène Ka ak directeur des transports routiers ñoom defoon nañ tamit ñu ngi woon Saint-Louis ngir dem ñu ngi naqarlu bu baax a baax ak tamit mastawu askan bi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ginnaaw bi nga xamante ni jéegu doy waar am na si collision bi amoon si diggante Ndiaga Ndiaye ak minibus daan si ñëw si suñu yeneen jotaayu xibaar. leneen lu ñu waxtaanee ba tey mu nekk ci wàllum accident de la route tey ji am na benn lël bu nga xamante ni waa Partners West Africa ñoo ko amaloon fii si Ndakaaru ñu xayma ni si weeru janvier jàpp at weeru juillet bi ñu nekk lu mat junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn accident moo am su réew mi ñu jàpp ni li ni mel dafa jéggi dayo ñu ni nekk accident yu si bëri dañ nemmeeku ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawal oto yi dañuy jëfandikoo seen ay téléphone maanaam di utiliser téléphone suñuy dawal mu nekk li nga xamante ni des fois dafay indi ay jéey yu doy waar seenu baabu teewoon na ko ñu teewlu ko ak caméra bi si nekkoon di Seydina Mbaye. lu tolloog 1836 accidents la ñu nemmee ci diggante janvier ak juillet 2021 15 yi nag mooy accident mortel 655 yi corporel accident matériel yi nag toll ci 1166 bu ñu sukkandikoo si loolu tëral nañ ab projet ngir xool nan la ñuy defaraat suñu kaaraange si kaw tali bi fii si Sénégal. projet bi ñeenti at lañ ko élaboré donc dañ njëkk a def ñaari at ba pare yokkaat yeneen ñaari at projet bi da doon bëgg déjà boole population mooy communauté yi ak autorités yi mooy force de défense et de sécurité yi ak ñi nga xam ne ñoom lañu dénk moom lañu kilifa yi dénk lépp luy sécurité routière pour ñu lëkkaloo liggéeyandoo ensemble pour xam ne que liggéey bi du liggéeyu état kese waaye ñun population yi li ñuy wax indiscipline maanaam ñàkk respecter code de la route bëgg torop intervention maanaam amoo këyit say këyit baaxul ñu jàppale nga dem oote parce que am nga koo xam mu fexe ba nga xamante ne sa permis bi ñu nangu ñu delloo la ko te fekk yow xamoo sax code de la route yooyu yëpp ci la bokk. yi de accident nag ñu ci ëpp facteur humain moo ko waral bu ñu sukkandikoo ci commandant bu compagnie bu circulation bu commissariat bu Dakar accident yi nag dafa am ay njeexital ci suñu wàllu koom ak suñu wàllu wér-gu-yaram moom nag moo ngi ñaax askan wi. mbirum téléphone xam nga des fois dañuy jàpp ni téléphone moom boo jëlee sa benn kit
mu nekk sa biir oto wala sa écouteur mën nga wax téléphone wala kit yi ñu intégré ci biir oto yi ça permet nga mën wax téléphone déedéet loolu téléphone boo koy utiliser di dawal mën nañ la wax bànneex nouvelle bu neex wala ñu wax la nouvelle bu naqadi suñ la waxee nouvelle bu neex wala nouvelle bu naqadi bu mu ci mën a doon day perturber la ngay daw ci borom moto yi nag maa ngi leen di invité aussi ñoom ñuy sol seen casque parce que ñaan moo ko yàlla mais borom moto bu daanoo ci tali bopp bi dal ci tali kooku mën na fa jaare ñàkk bakkanam wala mu jaare fa am ay gaañu ci bopp yoo xamante ni giiru dundam da koy topp. ndaje bii nag boole ay autorité ay forces de défense ak sécurité ku ci mel ni police ak gendarmerie nationale naka noonu sapeur pompier yi tamit ñoom ñii le nag dañu bëgg a indi ay saafara ngir jëlee fi li nga xamante ni moo di insécurité routière. mu nekkoon Seynabou Babou di ko gërëm baax di ko sant moo ko Seydina Mbaye mi nekkoon ci caméra bi ci wàllum mbënd mi nañuy wax ak tamit taw bi nga xamante ni am na tey si Ndakaaru naka noonu dem si guddi moo tax ca banlieue bu Ndakaaru soo fa demee askan bi dañu nekk si njàqare naka noonu ñu bëri si ñoom nee nañ jamono ji dañuy ñaaw njort que ni ren ji mbënd mën na am moo tax ay kilifa jug ngir xar seen tànk tubéy ngir ñu ngir fàgganiku lu nu mel dañ fay dem fekk fa Mamadou Lamine Fati demee ci mairie Ndiarème Limamoulaye fekk nañ fa benn kuréel gi nga xam ne ñoom jóg nañu taxaw ngir xam lan la taw bi def ci seen gox gi lay. lu tey la taw na bële passé donte l'autorité n'était pas là mais comme ni mu daan def jël équipe bi nga xam ne moom la ñu mettroon en place pour fu ndox am ñu dem évacuer ko pour permettre mobilité bi ñooñu la ñuy activer waat rek woo leen pour que fi ndox mi taa ci kaw tali bi ñu mën koo pompe mu dem ndax saay bu mësee taw loolu la mairie bi def loolu mu doon def loolu la ñuy def. waaw ni ñu gis ni dañu fekk ñu waaj pour def visite mais comme ndox bi dafa bëri dañuy xaar ba ndox bi wàññeeku ndax mënoo pompe muy taw loolu c'est pas rationnel da ngay bàyyi ba mu taw ba wàcc nga soog a mën a pomper li wóor mooy fu ndox nekk na mu daan demee incha allah dinañ ko yóbboo. ci Wakhinane Nimzatt mutuwaay yu nu mel la ñoom la ñu jël fii la moom am na équipe bi nga xam ne liggéeyam rek mooy saytu mbirum mbënd bi. mesure yi njëkk a jël mooy d'abord dem xool yan moo am d'abord xool situation bi am actuellement nii mooy dañu am 4 points bas yoo xam ne chaque année ñooy tàkk donc yooyu dañuy engagé ay hydrocureurs ñu commencé leen jël mais foog taw bi arrêté parce que mun nga leen jël tey mu tawaat suba donc nous sommes en train de négocier ak di waxtaan ak waa DPG yi donc dès demain ou après demain bu taw bi arrêté dinañu opérationnel li si topp mooy am na ay routes yoo xam ne nivellement la laaj dafa laaj remblai ñu def ci suuf xaw ko am ay pelles yu ko dévier loolu à partir de 15 heures bu taw bi arrêté lañ koy def loolu nag waa ENANCHI ñoo ngi ciy jàppale CRBC am na ay routes yu ñu war a niveler dès demain donc ñu ci des mesures yoo xam bu ñu ko jëlee au moins dina xaw a taneel un peu la situation bu am léegi. le maire ma appelé ce matin wax ma ni avant tey ñu tëdd si ngoon nañu fexe ba soulager toutes les populations loolu moo ñu tax a taxaw ni di xaar te taw bi arrêté moo ñu teree dem sur le terrain. naa point yi am mooy nekk ci biir mbedd yi yenn kër yi yenn fi nga xam ne nappe phréatique bi dafa jóg loolu mooy problème commune bi ak point bas yi nga xamante ne dañ ko créé ci kaw tali yi defaguñu fa réseau d'assainissement boo ko 19 moom c'est réglé mu ngi nii en face de vous mi ngi en chantier bientôt léegi mu terminé donc 3 moo ñuy dese te 3 yooyu gëm naa ni balaa année prochaine incha allah mu disparaître gëm naa ni dans les années à venir moom Wakhinane dootuñu waxati problème ay point bas à Wakhinane ça c'est sûr. taw bu démb ak tey jile ñu ngi saytu bu baax a baax liggéey yi nga xam ne nguur gi ak kilifa gox-goxaan yi lay defoon nañ ko ngir xeex mbënd bi ci yenn gox yi nga xam ne defoon nañ ko ay jumtuwaay ngir xeex mbënd bi foofule ndox mi mu ngi dem te andiwul benn jafe-jafe waaye gox yi nga xam ne matuwaay yooyu amuñu fa tey jile tiitaange ak njàqare moo leen lëmbe ndax mbënd bi nga xam ne mën na fee am. Mamadou Lamine Fati nu mu tawee fii si Ndakaaru noonu la tawee si ay gox-goxaat yu bëre bokk na si ca Kaolack foofu nag soo fa demee surtout nag quartier bi nga xamante ni moom moo di quartier Gaawaan foofu ndox yi dafa bëri trop moo tax askan bi tamit ñu ngi si ñàqare waaye ñu ngi rafetlu li nga xamante ni moom moo di bassin de rétention bi nga xamante ni def nañ ko fa ñu ne lii dina tax ba taw bi nu mu leen nar a sonnalee du leen ko sonnalee n'est-ce pas Adama Sarr. ay mbedd yu fees dell ki ndoxum taw jaxasoog lii di ndoxum foos ay kër yoo xamee ne ndox mi daf ko nangu loolu la ñu nemmeeku ci quartier bi di Gaawaan bokk ci commune bu Kaolack file nag taw yu bari yi ñu fi nemmeeku fan yi daal dina jur lii di mbënd li ni mel nag jaaxal lool askan wi. at mu jot ma génn sama jëkkër ñu dool ndox mi sonal ma trop ba njëkk a deuxième taw daal mën na génn
fu ne nag laa dem daaw joxewuñu école fu ne tam ma kàttan may luyee wala dara fu ne daal dinaa ko dugg daaw ci biir ndox mi laa sam xarit néeg yi yëpp fees dell ma teg ay fu ne ma dugg at mu jot daal ni laa mel fu ma ci mën a jàppale rek jàppale ma daal ma jot ni rek ndox mi maa moom du demee waaye dëkk waayu metti na ndax nga ko lépp yàqu na yàqu na lépp tas daa bit nañu defal ñu dem ci àll bi góor gi moom ci atum 1984 ba léegi mu ngi dëkk ci kon bii di gaawaan lu aju ci wàllu mbënd nag nee na day yàgg na leen sonal lool. maa ngi fi dëkk 1984 ba léegi laa fi dëkk mais nii lañ fi dëkkee woon chaque année ñu génn ñu dox chaque année ñu dox li koy def mooy su mois de août jotee taw yi tegaloo dafay indoone te amuñ fan la ndox mi jàpp. bassin de rétention bi nga xamee ne nag ñu ngi koy tabax fii ci gaawaan tax na day bu askan wi di am yaakaar ne dina wàññi seeni coono. canal bi de wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax ndax bi mu commencé ba nag léegi daal wax dëgg yàlla ndox maa ngi kii ndox nag day door a commencé ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax. bu weesoo quartier bii di gaawaan ci commune bu Kaolack bari na itam yeneeni quartier yoo xamee ne day dañuy jànkoonteeg wàlluk mbënd. Adama Sarr Assoumbaye di leen jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram te ji ministre de la santé et de l'action sociale demoon na seeti gazier yi xool tolluwaayu oxygène fii si réew mi ndax feebar Covid 19 ñi nga xamante ni ñoo ne di maladie dañ koy soxla bu baax a baax ñenn si ñoom ministre bi xamle ni que ni approvisionnement en oxygène dinañ ko jox clinique privée yi gratuitement du ñu fay dara loolu yëpp état bi moo koy jël en charge. Abdoulaye Diouf Sarr tey jii xëyoon na tamit seeti gazier yi ñi nga xamante ni ñoom nekk nañ lu am solo ci wàllum feebar bi seen apport nekk na li nga xamante ni ñu bëri ñu ngi koy rafetlu ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé. Sur instruction de monsieur le président de la République. si ndigalu président Macky Sall fi mu toll nii nag oxygène bi nga xam ni moom la ñuy jox centre de traitement épidémiologique yi nga xam ni ñoo nekk ci privé bi boobu la oxygène sax dafay gratuite maanaam daal kenn dootu ko fay loolu di firndeel ni malade yi nga xam ni fi mu toll nii ñoo nekk ci structure de santé privé yi dootuñu fay lépp loo xam ni moo jëm ci wàllum oxygène lii nguur gi moo leen ko defal ngir daal woyofal charge yi ngir itam ñi nga xam ne ñoo feebar ci mbasum coronavirus seen faj gi mën a jaar yoon. Pour que dans le cadre de la riposte, tout ce qui doit être fait soit fait dans les meilleures conditions. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale si wàllu wér-gu-yaram nañuy des ba tey ak lu ñuy wax passe sanitaire ndax gis nañ am na si ay entreprises yi nga xamante ni ku amul carte de vaccination ku ñàkkuwul doo fa dugg loolu nag ministre du travail moom indi na si ay leeral bu baax a baax ni loolu comme ni ko suñu naataango Le Quotidien waxee ni ça ne passe pas moo tax suñu naataango bii di Pape Daouda Faye am na ay entreprises yu mu dem tamit gis ay askan yi nga xamante ni ñoom wax nañ si seen xalaat xool ndax niñ leen gisee mbir mi ñu teewlu ko. ñàkkub coronavirus moom lu mënatul a ñàkk la ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi fii ci xolub Ndakaaru metti woon na lool am ay employés yu ñu waxal ci seen bureau yi. Arona Ngom moom ñëw jënd si bi avion ci benn agence ma ngay wëy di fësal ne ñàkk bi kenn mënu ko forcer kenn. kenn amul kenn droit forcer kenn pour mu ñàkku parce que ñàkku tam dafay nekk loo xam nit ki moo koy def volonté boppam parce que ñoom ñoo ñu naan carrément ñàkk yi terewu ñoo feebar. léegi nañ ñu proposé ren mais bu ñu proposé dem ñàkku ji far force parce que forcé moom kenn faju kenn du ci forcé nit ñàkk a ñàkku bi du ko entreprise bi parce que am na yeneen moyens yoo xam te nii mën nañ ko utiliser ba ñëpp di mun dugg ci entreprise te duñ ñàkku te gis nañ moyens yooyu noonu kon nañ ko jéem a conseiller nit ñi. la ko soriwul dara Kader Diop ci xalaatam ma nga ñaan lu ñu mën a nangu la si jamono mbas bi lee. donc pour man nañ négocier ak sénégalais ak citoyens négocier ñu def ko pour l'intérêt de tout le monde. parce que mun nga ko imposer kenn dara jotu ko le lendemain mu faatu mardem si donc yow famille mun nañu wax parce que jël na ko mu décédé loolu yëpp daf ci am. bu ñu sukkandikoo ci agent port de Dakar bile moom ñàkk bi mooy solution bu fi sës naam ñàkku moom ku nekk choisiral boppam. bu ñu sukkandikoo ci moom de dañoo war a waxtaan ak agent yi négocier ndax ñu ñàkku ji. imposer c'est trop quoi dafa xam dafa négocier communiquer donner les bonnes informations
ñu comprendre que xam ni c'est l'intérêt de tout le monde donc voilà quoi je pense que c'est la seule solution il faut négocier. ci jamono jooju moom ñàkk bi ma ngay wéy di jur wax ju bëri naam ci bërëbu liggéeyukaay wala ci biir sénégalais yi moom ñàkk bi am na ñu ko bëggul ba léegi ci jamono joo xam ne ña koy wéyal di ko jël. Pape Daouda Faye jëlal jaajëfal bu baax a baax ca Rufisque foog soo fa demee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di association sportive yi rawatina ñi nga xamante ni yëngu ci wàllum nawetaan ak district sanitaire bi fa nekk ñoom dañuy amal lu ñuy wax stratégie accélérée jëm ci wàllum vaccination maanaam dañuy dem ci xamante ni moo di bërëb yu xale yi di tàggatee seen yaram ak dafa defee ay entraînement ngir pousse leen ñu mën a ñàkku te li ne mel ginnaaw bañ ko amalee gis nañ si ay ndaw yu bëre ñàkk na leen Babacar Seck. campagne bi nga xam ni dañ ko door ngir ñàkk lu ëpp ci askan wi ñu ngi koy wéyal ci Tëngéej ngir mu gën a ñoŋ ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement nawetaan bi dugal leen si seeni yoxo ni ñu ko defee mooy fekk équipe yi ci terrain yi entraîné ngir ñàkk leen. acteurs la ñoo xamante ne nii comme ni ma ko wax nous sommes reconnus d'utilité publique am nañ possibilité mobiliser ay nit gis nga nag li muy mobiliser on mobilise chaque match dinañ mobiliser minimum 3000 4000 personnes tey effort yooyu bu ñu ko defee vraiment ci campagne bi booleeg li état di def à travers ses différents démembrements defe naa dinañ mën a xeex feebar bi parce que situation bi fu mu toll tey ku ci nekk daf si war a dugal loxoom ku mën a woo nit ñi pour ñu ñëw vacciner nga def ko mbir mi nag dañ ko def parce que ñun dañu am cible mais yemuñu foofu parce que bu ñu fexee ba vacciner les joueurs vacciner les dirigeants l'encadrement vacciner les supporters dañuy fexe aussi ba population yi nga xamante ne peut-être sont pas intéressés ñoom aussi ñu ñëw te loolu mooy sunu rôle. pexe bi district ak nawetaan indi dina leen may ñu ñàkk lim bu takku ci ay ndaw ñi nga xam ni mucc ñu ci mbas mi. waaw gis nañ ni ndaw ñi farataal nañu ñàkk bi parce que bu ñu leen woowee ñoom seen bopp ñoom ñoo dox ñu ci ñun pour ñaan ñu ànd ak ñoom dimbali leen ci vaccin parce que ñoom dafa mel ni léegi xàmmee nañu ràññee nañ ni feebar bi tey ci tey li ko mën a génnee ci réew mi mooy ñàkk yi di vaccination bi te comme ñoom loolu am nañ ci yaqin moo tax ñu ñëw seet si ñu bu ñu ñëw seet ñu nit ñu am ci mbégte ànd ak ñoom pour jéem a joxante suñu loxo jàppalante suñu ay doole pour mën a jëli mbas mi fii nga xam ne moom mooy réew donc 50 personnes par ASC bu ñu ci vacciné 10 ASC dana jox 500 personnes yoo xam ne moom la ko vacciné tey jii. campagne bi ñu nar ko amal ci lu tolloog fukki fan njeexital bi mooy dem ci bépp zone bu nekk ci département bu Tëngéej. mutuelle de santé yi moom lu leen soxal mooy ñu yamale askan bi ñëpp tolloo maanaam équité sociale moo tax dañ bëgg état wu Sénégal fexe ba indi si ay saafara mu arbitré si situation bi nga xamante ni mutuelle yi moom nañ nekkee dañ siy teewlu ku ñuy wax André Demawane moom moo jiite Union nationale des mutuelles de santé du Sénégal ci micro moo Demin Fati. tey ñu ngi ci 4 millions de Sénégalais yu bokk ci mutuelle yi 4 millions de Sénégalais et d'étrangers poste santé boo gis ci Sénégal am na convention ak mutuelle centre de santé boo gis am na ak mutuelle hôpital régional bu nekk am na convention avec les mutuelles de santé kon ñun tey jii matale nañ ci côté boobu état am na lu mu warloo ak ñun ñëwul mooy xam nga moom dafa ni Sénégalais bu cotisé 3500 man dinaa ko jox 3500 koo xam ne kii dafa néew doole te ñu nekk ci bourse de sécurité familiale wala carte d'égalité de chance moom nee na moo koy fayal 7000 francs cotisation ak 2000 francs ticket modérateur mais toog nañu ñaari at ba ñett yoo xam ne lii loolu ñëwagul te loolu bu ñëwoon tey ji ndëgër laay la pour mutuelle de santé yi ba tey mën a def ay investissement mën a dem fu sore viabilité mutuelle tey maanaam ndëgër laay mutuelle tey kenn mënuñu koo wax bu ñu état versé woon li mu ñu amel rek kon tey ji mutuelle yi waxatuñ dara mën nañu investir ci lu bëri bëri. ñu waxaat ci wàllum taw bu am solo bi nga xamante ni Ndakaaru Njaay taw na ko tey jii gis na ni soo demee ca Grand Yoff travaux BRT yi foofu commencé na wala tàmbali na indi ay jafe-jafe tey jii nga dem ca Gueule Tapée foofu travaux de canalisation yi tamit sonal na askan bi fa yeewu su naataango Boubacar Dieng demoon na si ñaari quartier yooyu la ñu teewlu reportage. lii nekkul ndox mu neex waaye ndox mu bon di walangaan taas yoon bi ñu ngi Gueule Tapée gox boo xam ne dañ fee jot a amal ay liggéey ngir canalisation bi fii ngir jóge bërëb dem ca ba ca des foog nga jaar ci ndox mi lu ni mel nag liggéey canalisation yi ñoo ko waral. non travaux yi ba léegi amul impact moom parce que bañ ko defee ba léegi gis ñu ci solution quoi
parce que chaque année nii lay mel gars yi dañuy ñëw dig ñu te dëgg ñu dara ba pare dem seen yoon te et puis tamit gis nga ndox bi tey nu mu mel canalisation yi ubbi seen fosse yi ndox yi dem kenn mënul gaare fenn kenn mënul jàll fenn comme koñ bi nu mu mel gis nga ko yaa fi ñëw gis ko canalisation yi ndox yi dañuy ubbi nit ñi di jaay ki war a jàll doo mën a jàll war a ñëw gaare sa oto tamit doo mën a gaare sa oto. beneen gox di Grand Yoff si biir taw bi jamarlook ndox mi xale bu góor bi yor benn bic di jéem a déboucher égout yi fii si Grand Yoff liggéeyu BRT bi ñoo fi indi lii yëpp. mais ñoom lañ def étape par étape commencé benn côté defar ba mu pare ñu demaat si beneen côté mais bu ñu def dëkk bi yëpp gas ko ñëpp xam nañu ne nawet lañ nekk hivernage lañ nekk donc mënuñu dèjà xoolal bu nu kër gi nu mel kàmb yi te lii jaaduwul quoi. lu ni mel tax nappkat bi di sàkku si nguur gi ñu xoolaat anam yi ñuy amalee yi la liggéey. dafa am loo xamante ni suñ koy commencé cim réew dafa war a rapide te travaux yi nekkul travaux yoo xamante ni bi ko waree jël ca départ ba jëluñu ko dañu bàyyi ba nga xam ne ñu ngi dugg ci biir nawet bi jël travaux yooyu parce que gis nga am réew du doxee nii tey soo xoolee lii ñu yàq ni lépp amul njëriñ parce que nit ñi ñu ngi jéegéer foo xamante ni ndox mi di ñëw di dal seen kër yi wala sinon ndox mi di ñëw di dal ci kaw nit ñi mais loolu ban njëriñ la am amul njëriñ dañu waroon a xool balay taw di jóg ñu defar canalisation yi. Dakar fépp foo xool rek ñu ngi fay amal ay liggéey li di yéexal dem beeg dikk bi naka noonu wàllum cet gi ak sulum sumanti doon asamaan si mu ngi wéy di taw askan wi nag ñenn ñi tàmbal nañoo am ay jafe-jafe ngir génn seen kër. Boubacar Dieng di la jaajëfal bu baax a baax ñu wax si wàllum yarwaan ku ñu yarwaan sa xel tamit day dem si taalibe yi waaye lu ñu si nemmeeku jamono ji mooy ay xale yu bare dañuy yarwaan seen façon yarwaan sax mën na sax ñu lu ñuy wax agression loolu yan njeexital la mën a am si xale bi ñu teewlu si reportage bu Ami Diouf. Castor bëccëg bi yëpp xale yi di ko toog ci trottoir bi. ñu bëri ci ñoom soppaleku ay yelwaankat di laaj xaalis ñi nga xam ne ñooy romb ci anam boo xam ne dafa xaw a doy waar. gis nga léegi xale yi ba mu leen koy joxoñ yéen a ngi gis xale yi ñu ngi def ay tànku neen te seen yaay yi dañ leen di yónni si alekat bi nga xam ne des fois man su may jëm liggéey sax foofu lay jëlee oto mais da ngay gis dañ lay dogaale wala ñu poñe la sax pour nga sarax leen par la force te feebar bi dafa bëri aussi si dëkk bi surtout loolu ñoom war nañ ko éviter mais ñoom gis nga leen ne boo leen xoolee kenn takkul masque sax xale yi mën nañ la laal mën nañu am feebar seen yaay mën nañ la laal mën nañu am feebar. waa jile ni mu gisee mbir mi mooy nekkul saraxu waaye agression la ko jàppee. xale yi par exemple seen yaay sax man moom ñoo leen langaamuloo nit parce que dañuy jàpp ne boo langaamul da nga ko jël mën nañ jox la mais instant yi forme bi dafa exagéré dafa bëri daal waaw. agression la rek d'une façon agression la bu dee dafa rafet agression la rek parce que mun nga ko langaam nga koy yërëm wala fekk dugal la ko jël si li nga yor. façon bi ñuy yelwaane tax na ñenn ci ñoom sax dañ leen di sàkku yenn saay. Comme conséquence on peut citer par exemple le goût de l'effort. xale yi seen yaay di exploité dañ ko war a dakkal ndax lii mën na am ay njeexital su màggee mën nañoo jaay seen bopp ndaxte dañuy tàmm xaalis bu yomb ñu si bëri si ñoom dañ leen di violer. Répercussions sur je dirais aussi sur leurs futurs foyers. xale bu nekk war a am kiirlaay ñu dundal ko dëkkal ko ni mu waree waaye saraxu bu bees bi ñu jël nekk loo xam ne mën na salfaañe seen àq ak seen yelleef. Soxna Ami Diouf di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon xibaaru marax yi 18h45 fii si ITV juróom-ñaari waxtu su tegalee ñeent fukki simili ak juróom xibaaru nasaraan yi lay doon ak Adama Anouchka Ba si technique bi di leen jaajëfal bu baax a baax Ndiaga Seck mu nekkoon ci réalisation bi Modou Diouf xëy nekkoon ci son bi Moustapha Gawar Diop mu nekkoon ci coordination bi Cheikh Assane Fall dina ñëw ak yéen si deuxième partie bu bloc d'information la totale moom sax Cheikh Assane Fall dina fi dellu si waat minuit si jukki xibaar yi ba beneen yoon.